dalal sunu gan tey ñu fàttali ni Babacar Gaye la mi nga xam ni mooy porte-parole PDS di parti bi Laye Wade jiite Babacar Gaye salaamaaleykum. waaleykum salaam te di ñaan da ngay gën a ormal suma góor gi nag Laye Wade moom xam naa neex na la lool. waaw. mais xam naa da nga ciy kaf rek. kaf la waaye tàmm la. màggaale ko itam Laye Wade c'est vrai. mu ngi noonu di ñuy gërëm Alaaji Njogu Jéen itam Babacar Gaye bala ñoo xuus sax ci waxtaan week yow dañu laa seen fan yi lool ngay yëngul lool ci wàllu lu ñuy wax base politique di yëngoo ko yëngal loolu moom xamee su la ko woon ci fës loo ci jublu. enfin xam nga nag base politique moom day war bu jamono jotee nga nemmeeku leen surtout boo ko seetloo depuis presque bi ñu génnee ci nguur gi sama yëngu trop ci base dafa néew. même bi ma nekkee ci nguur sax bokkuma woon ci ñi nga xam ne dañoo faroon di def li ñuy wax marketing politique boo xam ne day aaju ci ay réunion yu demee noonu mais jamono bi may organiser réunion boobu nga xam ne fédération Kaffrine ñoom laa ko jagleeloon c'était pour leeral waaye itam ubbi ay bunt lan laa bëggoon leeral mooy Sénégal yëpp xam nañ ne am na bis ma jël décision wax ñu génne ma ci commission yooyu nga xam ne moo doon jaayum carte ak tournée boobu nga xam ne parti bi mu ngi ko doon def fekk dama ci amoon ay ñàkk a déggoo ak direction parti bi te ku ne xam na ne man bu fekkee ne problème dafa am dama koy tudd maanaam damay junjuli problème bi te damay bëgg mu am solution. moom kay sa jubóog direction parti bi néew na lool seen i werante bëri na yàgg parti bi ci boppam. non loolu gëmoo loolu. su ma jeexalee fii rek dinaa ñëw ci boobu. kon bi nga xamee ne réeróo boobu am na direction parti bi def nañ seen tournée nationale bëgguma woon wax wala def benn jëf ñu yaakaar ne peut-être damay yàq liggéey bi wala damay saboter mais bi mu jeexee nag comme askan wi yëpp dañ ma doon laaj lu xew moom interprétation. ma ne xaaral ma dem ñi nga xam ne ñoom ñoo ma jox mandat muy sama base politique parce que may secrétaire général fédération Kaffrine te ñeenti fédération yi région Kaffrine yëpp man lañ def comme kilifa donte fédération bu nekk dafa am autonomie loolu moo taxoon ma def réunion boobu pour leeral leen li tax mbir mi am parce que waxuma ca kenn dara waaye it pour wax leen fa ma jëm mooy sama diggante ak président Abdoulaye Wade moo tax ma ne la réeroo parti bi bu amee rek divergence la ci mbir yi ni muy doxee waaye ki nga xam ne mooy njiit def ma porte-parole muy président Abdoulaye Wade maa ngi moom duñu réeroo ci dara pour mu leer askan wi yëpp. mais fi nga jëm mooy fan mobilisation li ñu mën a yaakaar mooy en tant que responsable du parti bi mobilisation pour parti bi pas seulement pour Abdoulaye Wade mais pour parti bi ànd ak kilifay parti bi wala. xam nga parti bi nag quoi qu'on dise Abdoulaye Wade mooy secrétaire général bi ñi ci des maag ñoom ñoo yemi grade. Oumar Sarr nag coordinateur adjoint mi mu taftal ci moom daanaka Abdoulaye Wade bu fi nekkul Oumar Sarr mooy kilifa parti bi. dañ ko jox mu coordonné maanaam mu lëkkale kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk parti bi. parti bi ci boppam dafa PDS amatul. parti bi dafa mel ni mi ngi nelaw. PDS ci boppam lañ déggatul sax. ci yëngoog taxawaay. loolu parti baa ngi nelaw. dinaa ci ñëw PDS bokkul gestion mënatul bokk comme du ko Abdoulaye doon gérer ba tey Abdoulaye rek lañ mayoon nga nekk lépp joxoñ ñu def digle kenn du ci teg baat fi ñu toll. mais bu tànnee nit ne kii à part man kii mooy kilifa gi. dama ne ñëpp dañu war a rangé wu ci gannaaw mu topp jàpp ne ko mooy kilifa gi. kenn nag bañalul Oumar Sarr mooy secrétaire général adjoint mooy coordonnateur waaye dama ne gestion wu parti bi ni ko Abdoulaye doon defee keneen mënu ko am li mu nekk mooy àndub nawle te loolu laa jàpp ne mooy et Oumar Sarr a bien compris moom moo la gën a xam ne man ak moom amul problème personne li am solo mooy nañu fexe daal parti bi comme Abdoulaye dañu ko jox kenn ku nekk cëram nañu la bàyyee sa cër nga koy doxal moom cëram mooy coordonné cër yi nga xam ne moom la Abdoulaye joxe. est-ce que nangu nga ni cette parti bi dafa nagam fi ñu toll nii. xam naa ne mënoon na fi gën a dox ndax loolu moo tax souvent bu may yëkkati sama kàddu mooy différent yi ngay faral di wax li may gis peut-être ñàkkul magum politicien bu yàgg la am na loo xam ne maa ngi koy séen te dalul sama xel bu doon sama sago PDS dina gën a teew ci maanaam espace politique bi mu ngi ci mais ni mu ci nekkee pour man dafa timide la preuve soo seetee yéen ñi nga xam ne ni journalistes yi
lii wàllu communication politique bu weesoo comme ni ma def nii ñëw rajo def interview def débat gisuma activité boo xam ne ñun ñoo koy def. léegi nag ngeen bàyyi kook seen moromu opposant yu ci mel ni Idrissa Seck ak Malick Gakou. waaw loolu bokk na ci samay mbébét mais foog naa ne fi ñu toll ñu ngi ci ali kalaj ji maanaam yegg nañ ci kakko ji amatul dellu gannaaw tànku kanam rek lañ mun a am sinon bu yeboo ñu xam ne lii ñu dëgmal te ñu bëgg ci ndam. juróom-ñaari weer a des ca loola muy élection présidentielle moom ngay junju ni. ngeen juróom-ñaari weer moo des élection présidentielle ngeen tabb candidat yow mi yaa avant sax parti bi di wax ne Karim Wade mooy sunu candidat yaa ko njëkk a sulli kañ Karim Wade ne mooy sunu mbër ci élection présidentielle yi mbër moo xam ne juróom-ñaari weer moo des ci élection yi ak ñëwam ñu yàgg ko laam-laamee ko tudd ba léegi mënut a teg tànkam ci réew mi. léegi loolu moom est-ce que taxawaay ak gëm-gëm ba nga ci amoon moom nga ci am ba léegi ne mooy seen candidat te dana dikk. mooy suñ candidat gëm naa loolu. ba tey parce que wax nga ko novembre 2014 laa wax ne bu PDS amee fulla dañuy jël candidat def ko Karim Wade def ko candidat ci seen fii laa ko waxoon yaakaar na ak Mamadou Ibra Kane. parce que jamono boobu contexte bi la woon mi ngi woon prison ñu koy àtteeg yooyu noonu. xam naa da ngeen yaakaaroon ne am ci ay lu mu ci ruuse ci wàllu woowu. non dama gisoon mobilisation parti bi. Karim ni mu ci amee place boo xam ne avant amu ko ci woon. ma yaakaar ne espoir la yaakaar boobu may amoon moom laa wéy di ko dox ba président Abdoulaye ñibbisi ñu koy dox di ko dox ba def ko candidat mais boobu tam jàppoon nañ ne candidature am comme ñun mooy suñu cheval de bataille te mu ngi am procès nañ ko def jox ko dimension ak statut yi nga xam ne dina tax bu ëllëgee ñi koy atte nañ ko fonkee lu kii kat mooy responsable bi war PDS yaakaar te réew mi dafa soxla PDS démocratie Sénégal moo soxla PDS maintenant wax nga ko ne na dina ñëw ci foofu laay yem ci commentaire u ñëwam ndax man du ma wax lu ma xamul li ma xam mooy moom nee na dina ñëw waxoon naa fii seen studio ne dootu ma wax ne dina ñëw bis sàngam ndax bëgguma ko ma weddi. mais est-ce que dina ñëw bu dul jeex boo xamante ne ngeen di dund yaakaar est-ce que tamit jotul ngeen xool mbir yi seetantel ko ci biir parti bi waxtaan bu fekkee ne mën naa nekk tant mieux bu mënul nekk ngeen seet beneen plan li ngeen di bañ a dégg plan B parce que tey mbir yi wóorul. sama wax dafa leer ñiy wax dina ñëw dama ne ñoom la wax ne dina ñëw. man nekkatuma ci boobu dimension. man maa ngi ci dimension wu ne ñëw laa nekk. na ñëw wala plan B. man maa ngi ci dimension pour l'instant ne ñëw parce que ñëw dafa jot lu tax ñëw jot mooy ñi nga xam ne dañuy soxla réew mi ñu ngi wax ak waa réew mi. waaw day dugg fu ne de. réew mi kenn du ci jot boobu mënta wax ak ñoom. réew mi dañuy faral di bëgg en tout cas Saloum xam naa ne moo am Bawol foog naa moo am féppit dañuy faral balaa ñuy wote ñu naan diw mi de ñëwoon na seet si ñu. donte sax seen programme mën naa des convaincre waaye pour ñoom yëg gi mooy ñu xam la gis la yëg la nga toog seen datt yi naan seen ndox yu ndaa yooyu waxtaan ak ñoom bu amee ñeleen nga bokk ak ñoom. lekk saaj yooyu mooy li nga xam ne mooy tax Sénégalais yi jox la seen bopp. ñi ko fi def yëpp dañu jël réew mi Senghor a ko fi njëkk a def Ablaye Wade Macky Sall Idrissa Seck mu foogoon ne mën naa toog Ndakaaru jël réew mi gis na li ci xew fi ñu toll mu ngi ci àll bi. loolu moom lañ bëggal suñu candidat en tout cas man Babacar Gaye taxaw naa temm pour accompagner ko ci boobu liggéey beneen liggéey nag bokkuma ci bi ma bokk daal mooy mu ñëw ci réew mi ñu ànd ak moom gën koo won réew mi gën koo xamal réew mi wan ko yoon yi fi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu fa jaaree dinañ jot ci réew mi. et bu ngeen demee ba gis ne mënta ñëw conditions yi réunir pour mu ñëw bu boobaa est-ce que du ngeen xalaat keneen wut plan B. boo xamante ne xëy na dina nekk koo xamante ne mooy nekk seen candidat au lieu ngeen di wekk seen yaakaar ci koo xamante ne gisoo leen ko déggoo leen ko. loolu parti bi moo koy dogal te yaakaar naa parti bi ki ko jiite mooy président Abdoulaye Wade borom xel la ku xarañ la wóor na ma ne information yi nit ñi am na ko bu àpp ba jotee la ca war na ko def. Samuel Sarr mii ni moom candidat la nag noo ko gisee est-ce que mën ngeen ko xëy na bu jamono doxee ba pexe amut ngeen ni waaw mooy sax faf sunu këfin. xam nga ñun parti lañu yor ñun nekkuñ ci ay individualité ñun suñu parti li muy dogal mooy suñu candidat mënta génn suñu parti loolu moom dama koy wax fii laa koy waxee jàpp ma ne PDS xalaat na ku bokkul suñu biir parti nekk suñu parti nekk suñu candidat gawuma loolu. waaw mais moom de waddiste la. loolu moom amut luñ ci sax. ñun tam waddiste lañ te kenn du ko laam-laamee waaye ñu ngi ci biir parti démocratique sénégalais ñun PDS. li mu décidé ci loolu la ñuy tënku bu ñu demee ba PDS nag nee na moom décidé wul bu boobaa kenn ku nekk am nga sañ-sañ jël say responsabilités parce que cette conscience collective maanaam ànd bi ñu ànd kenn ku nekk mu nekk sa xel mooy fexe booloo ngir njëriñu askan bi mais du ay furu ay Masamba Mademba ak Jojo li am solo daal mooy PDS gëm naa ne jot na
pour mu xool toogaayam ak taxawaayam ngir fexe li nga xam ne moom lañ bëgg mooy jëlee fi Macky Sall toog fa ñun liggéey lu tax ñu jëlee fi Macky Sall toog fa. sànq yaa ngi wax ne Babacar Sow mi nga parti bi doxul yënguwul jamono ji kenn santuru leen si champ politique bi. sànq yaa ngi koy wax ne temps yi yëngu-yëngu yi bëriwul si parti bi est-ce que loolu du ne xëy na Ablaye Wade da ngeen jël seen lépp wekk ko ci Ablaye Wade ba nga xamante ne Ablaye Wade bu fi nekkul rek day feeñ tey ji bu ñëwoon tey nga gis PDS jugaat mu yëngu gis nañ ko ci législatives yi weesu dafa mel ni PDS Ablaye Wade bu fi nekkul rek parti bi du dox. loolu dëgg la waaye mooy à la fois solution di problème bi. li mu nekkee solution mooy comme cas de crise bu ñu ci tollee war a wote te gisuñ ki nga xam ne moo ñuy tax a jóg waaye loolu balaa ñu ci yegg war nañu am taxawaay bu tax nag ñu mat li Ablaye Wade ma toll ñun fi ñu toll kenn nekk ci ñun ku ne Ablaye Wade la li am solo mooy est-ce que ñun nen kuy yi nga xam ne ñoo nekk ci biir wëru mbalka parti démocrate sénégalais am nañ xel mu tax ñu mën a boole seen i maanaam bëgg-bëgg boole seen i xalaat fàtte seen i jikko pour mën a dëgmal li njëriñu parti bi loolu bu amee rek Ablaye Wade may ñu afiya ci bàyyi ñuy doxal pour que intérêt wu parti bi intérêt réew mi mais pour l'instant li nga wax mooy dëgg dafa mel ni parti démocrate sénégalais bu ñu amul tey Ablaye Wade ñun suñuy mbir dara du ci leer. est-ce que yow Babacar Gaye bu yëf di doxee nii gis nañ ni lu bari àndoo ci ciw doxalin est-ce que mën nañ dem ba ci sax nga bank sa loxo ba rocceeku sax ci yëf yi seeti leneen. loolu yaakaaruma ko xanaa Ablaye di yeewi ma maanaam sama sa wax ji leerul de. naa ñi xanaa dama ne mu yeewi ma mooy. bu ñu demoon ba mu jàpp ne li ma ànd ak moom politique presque léegi mu mat ñeent fukki at suñu demee ba mu jàpp ne moom amatul lu mu ma soxlaa ci wàllu politique parce que nag maag moom duñu réeroo ci lenn amul semaine boo xam ne duñu wax ñaar wala ñetti yoon li ñuy wax ci politique sax léegi tuuti la li ñuy faral di wax ci lu bari ci ay xalaat la ay avenir réew mi ay avenir Afrique li muy bind samay jëfin commentaire yi ñu ciy def loolu complicité boobu bi ma am ak moom mënuma ko fi bàyyi di defi leneen mënta ne mais man fi ñu toll maa ngi commencé nekk nag mag nekk aussi ancien ci wàllu politique jàpp naa ne am na jamono boo xam ne dana jot nga dem toog bàyyi xale yi ñu continuer mais tant que Ablaye da ngi am soxla pour réew mi yaakaar ma ne soxla soosu am naa ci lu ma ci mën a dox dinaa ko dox. te ma bëgg nag. ba ci ànd ak seen doomu ndey Macky Sall ginnaaw yéen a bokk fu ngeen nampe jamono mën naa dox ba ngeen jëflantewaat. ci wàllu politique pour man mu ngi aaju ci ñaar. benn bi ci ëpp solo muy 80% yi mooy Ablaye Wade. waaw ñaareel ba mooy bu ñu àndee pour def lan la. doxalandoo rek ci wàllu politique. dégg wax ji de. gisees na fi lu ne de. dama ne mu ngi aaju ci ñaar bu njëkkee bi li ci ëpp solo mooy 80% yi ci Ablaye Wade la. situation mag Ablaye Wade bu normalisé mooy mën a jur est-ce que ànd ak Macky Sall. loolu ndax yaakaar nga ni dina sotteem am na ñu koy junj rek waaye Macky Sall jubóog Laye Wade yaakaar nga ko est-ce que tam am nga loo ci mën a def keneen mën ko caa def wala mënta ne. man du sama problème franchement mais jàpp naa ne bu fekkoon soxlay Ablaye Wade la mën naa cee dara. Ablaye Wade bëgg na jubóog Macky Sallam. loolu it xaw ma ci dara parce que waxuma ko. dem ci conseil des ministres président wax na joxe date le 12 maanaam talaata bii di ñëw si lay tàmbali waxtaan yi nga xamante ne moo ñeel wàllum pétrole ak gaz comme ni mu ko diggee woon seen parti déggoon ne ñenn ñi bañ ko junjee rek ñu ne duñ ci bokk ndax taxawaay boobu ngeen am ba léegi da ngeen di bañ wala mënees naa yaakaar PDS dem teew ci waxtaan yooyu. heure bii may wax ak yow. amaguma position parti démocratique sénégalais ci lu mel noonu. mais jàpp naa ne jël suñu pétrole bi jox ko rakam mu jox ko ay xaritam ba heure bii. dem ak Mauritanie signé ay accord lu ñuy partager suñu gaz woo nit ñi ne kaa la ñu waxtaan seet nu ñuy gérer mbir moomu bokk ci mooy valider li nga xam ne Macky Sall def na ko ba pare. waaw mais sama bopp la li am na ba pare kay li ci des kay mooy xool la cay topp ak ëllëg nu ñuy doxalee yëf yi xëy na loolu tam ginnaaw réew mi ñëpp a ko bokk war na caa mën a bokk waxtaanee ko. loolu mën nañ koo def bis bu ñu jotee réew mi danañ xool li mu demee ak na mu waruloon demee ak li nga xam ne askan wi loolu moo ci njëriñam. contrat yi da ngeen koy xoolaat yëpp ba signé waat ko am déet bu ngeen jëlaatoon réew mi. xamaguma exactement naka lañ koy nar a doxalee mais jàpp naa ne daal maanaam offre politique bi nga xam ne war nañu ko jox Sénégalais yi gestion ressources naturelles du Sénégal pétrole beeg gaz bi war na cee bokk. mais bu ngeen demul toog xam li nekk ci contrat yi xam ni ñu waxtaan ñu leeral leen dara du leen seet moom da ngeen taxaw fee rek di sànni xeer alors que li gënoon mooy ngeen dem xam dëgg li ci am su ko defee en fonction de ça di ngeen mën a xam li am. yow yaa tuddee mbir mi sànni xeer jun li ci biir xam nañu ko. soxlawul ñu ko ñu koy wax xam nañu ko. mbir yi dafa leerul seen bopp wala leer na wala leer dama ne xam nañ li mu def askan yëpp xam nañ li mu def. loolu kay yow mii sax xam nga ko. xanaa kay xam nga ko kay xam nga ne pétrole bi jël na ko jox ko rakam Aliou Sall mu jox ko Franck Timis mu jaay ko jël nañ pétrole bi beneen yoon jox ko Total bi fi Macron ñëwee
li ci des barki démb jox nañ beneen bloc total li nga xam ne mooy suñu gaz ñu nag Mauritanie te ñu ëpp ci parti séddoo nañ ko pàccoo ko 50-50 lu ñu bëgg a xamaat xanaa mooy est-ce que amul ay bakchis ci suuf maanaam amul ay nger ci biir est-ce que am na lu tax ñu jox leen ko wala joxuñ ko ñii yooyu nag li ko mën a régler mooy ëllëg ñi nga xam ne dañu nekk indépendant wala ñoo xam ne bokkuñu ak Macky Sall ci nguur gi buñ jotee ci nguur gi war nañoo mën a càmbar situation bi nga xam ne moom la fi Macky bàyyi. te Macky Sall bi mu fi bàyyi mooy naka la yoree suñu ressource naturelle enfin pour dellusi ci li nga xam ne mooy essence su ndax war nañ fa dem ñu wax ñu xam j'estime que soxlawul loolu transparence bu ko nit soxlaa li ci jiitu mooy publier contrat yi wax Sénégalais yi d'abord suñu pétrole nu mu toll. wax suñ Sénégal yi. loolu président wax na ko bu yàggul ne di ngeen ko publier contrat yi. ma ne waxuma dina ko man waxuma nekkuma ci dans le futur maanaam président daal bu fekkee dafa bëgg transparence na publier contrat yi na wax suñ pétrole nu mu demee ak ñi mu tëddee mu leer nañ ñi loolu mooy transparence du toog di werante woote woon nañ fi dialogue national da nga ko fàttee benn bis la ñu def cérémonie inaugurale nit ñi wuyu ji ke rek la jeex ñun nekkuñ fi di valider. maanaam ay galgalu président Macky Sall ci lëndëmal askan wi ci tooxi doon yi nga xam ne ñu ngi ko gis ci réew mi. Babacar Gueye porte-parole parti démocratique sénégalais ñu ngi lay gërëm yéen doog jàmm.